ma tàmbali nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi tey di ca jiital madame la directrice adjointe de l'USAID au Sénégal, madame la représentante bi nga xam ne moo fi teewal université Rhode Island, madame la directrice bi nga xam ne moom moo yor projet bi ak superviseur bi ak président coordonnateur CLPA ak ñëpp ñi nga xam ne teew nañu fi tey kilifa yi mbooloo mi yépp ñu ngi leen di nuyu. di wax ne dañuy am mbégte lool ñëw fii ci turu ministre de la pêche et de l'économie maritime monsieur Oumar Gueye pour tëj li nga xam ne ni moom mooy programme bi ñu tuddee Pencco Géej. programme boobu USAID moo ñu ci jàppale, université Rhode Island di ko teg en place, appuyé wu nag ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy doxal mbirum pêche ci Sénégal muy ministère ak surtout acteurs locaux yi CLPA, Femme Transformatrice ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo nekk sur le terrain. di tàmbali indi nuyoo ministre Oumar Gueye mi nga xam ne nekkul ci réew mi jamono ji ñuy wax ni, nuyoo président de la République, du premier ministre ak gouvernement bi yépp di leen nuyu di leen jaajëfal ci seen teewaay fii nii ak intérêt bi nga xam ne am ngeen ko ci lii mbirum napp ci Sénégal. ñun ñëpp xam nañu place bi napp am, duma ci delluwaat. 3,2% du PIB, 20% exportation yi, emploi yu bëri ba pare di am taxawaay bu rafet ci li nga xam ne moom la ñuy wax sécurité alimentaire. di rafetlu lool ànd bi nga xam ne ni USAID ànd na ko ak ministère de la pêche ak acteurs yi. di rafetlu it démarche bi nga xam ne moom la ñu teg. projet boo gis day am démarche am ay action. démarche bi liñ ciy rafetlu mooy dañu ko teg ci yoon. bi ci jëkk mooy dañoo waxtaan ak nit yi, parce que nit it boo koy accompagner di ko jàppale il faut nga ànd ak moom comprendre lan lay dund réalité am ca nga koy mën a fekke pour accompagner ko génn ko ci dugal ko ci leneen. ñuy rafetlu it le fait que ñëwuñu rek jóge fa la ñëw ne lii la ñuy def, non dañoo waxtaan ak nit ñi ba ànd ak ñoom d'accord ci li nga xam ne dañu koy def. ñoom ñu gëm ne it loolu mooy doxalin bi nga xam ne ministère de la pêche daf koy doxal, président di ko doxal. lépp looy def da nga ci waxtaan ak ña nga xam ni ñoom ñoo yor mbir mi. moo tax ñu tudde programme bi Pencco Géej, waxtaane li ñu bokk pour que mu mën ñoo jëriñ ñun ñëpp. ñuy rafetlu loolu. li nga xam ne nag am nañ ko ci ay résultats it mën nañ see rek tudd yenn yi. ñi ma jiitu ci wax ji wax nañ ci yu bëri. mën nañoo tudd code de la pêche bi nga xam ne ñoom ñoo ñu accompagner ci loolu. jamono day dox. am yeneen i gis-gis, am yeneen i xalaat, xam-xam bu génne boo xam ne dafa waral ñu jël ni ñu doon doxale ni ñu ko réglementé woon, faire avancer, évoluer loolu. pratique yi day évoluer, loolu yépp moo taxoon ñu waroon a xoolaat suñu code de la pêche, ñoom ñooñ ci accompagner ba ñu def ko. mën nañu cee waxit CLPA li ñu leen renforcer seeni capacité. loolu moo waral ba ñoom ci seen bopp ñuy def ay inspection, def nañu sortie yu bëree bëri lu tolloog 3000 gaal inspecté nañ leen, te loolu dafa am solo. ñoom ñi xamante nekk ci terrain bi ñu waxante dëgg di contrôler activité bi pour njariñ ñëpp. mënoon nañu wax it li nga xam ne ni jàppale nañ ci ANACIM pour defar benn plateforme ñu mën a waxtaan, diffuser information yi nga xam ne ni peut-être war na mën a gaañ suñu nappkat yi, mooy les bulletins météo. mënoon naa continuer fii di wax ci li nga xam ne ni am nañu ko ci ay résultats ci loolu nga xam ne moom mooy programme bi ñu tënk ak ñoom, mais damay gàttal dellu rek remercier ñi nga xam ne ni ñoom ñooy partenaires yi ci liggéey yépp, depuis Femme Transformatrice yi, pêcheurs yi, bàjjenu gox yi, relais yi nga xam ne teg nañ leen ci projet bi, remercier acteurs publics yi, privés yi, CLPA yi, remercier ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànk projet bi, toogal fi USAID, toogal fi université Rhode Island. di leen wax ne ci turu ministre de la pêche, ci turu président de la République ak ci turu Sénégal gi yépp, le peuple sénégalais bi yépp, ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen remercier, di remercier le peuple américain ak gouvernement am, di wax ne xam nañu ñoom seen taxawaay ci li nga xam ne ni mooy démocratie ci àdduna bi ak
jàppale communauté yi ñu mën a jógee benn situation bu jafe dem ci beneen situation boo xam ne moom moo gën. ñuy wax ne rek pare nañu comme ni ko ministre Omar Gueye waxe woon ba mu ñëwee ci visite bi nga xam ne moom la def récemment aux États-Unis pour ñu continuer liggéey bi am ay période yi nga xam ne dañuy gisee pour évaluer xool li ñu amoon ay acquis fan la tollu ak nasaat yeneen i coopération yoo xam ne nii pare nañu pour tout simplement secteur bi mën a jëm kanam. ci kaddu yooyu la bëggoon na tëjee li nga xam ne nii moom mooy programme Confiche plus ñu tudde ko Pencoo Géej bi nga xam ne ubbi nañu ko depuis 2011 tëj ko tey 2018 mois de septembre jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.